fanweeru simili toftalu si juróom-ñaari waxtu mbokk yi xarit yi bisimila ci xabaar yi. bokk na ci ponk yi gannaaw bi mu delloo njukkal askanu Sénégal moom Idrissa Seck di sàkku itam libération Khalifa Ababacar Sall moom candidat coalition Idy 2019 tey ji mu doon amal janoom bu njëkk ak taskatu xibaar yi gannaaw publication officielle mu aju ci résultat présidentiel yi ñu génn. ci Sénégal lu ëpp juróom-ñetti téeméeri aji tawat am li ñu duppee insuffisance rénale ba léegi ñu ngi xaarandi lu jëm ci seen prise en charge mu ñeel nag wàllu dialyse gi fukki fan ak ñeent ci weeru mars di bés bi ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp wàllu roño fii ci Sénégal nag insuffisance rénale di am di wéy di lëmbe direction gi nga xamante ne moom mooy xeex wàllu jàngoro gi di dalal xel yi directeur ga teg ca sax ne insuffisance rénale faj gi ci gën a wóor te mu dëggu moonaam mooy transplantation rénale. ca diwaanu Mbour ab mbootaay bu ëmb ay ndaw ñoom nag li ñu def mooy porter plainte seen maire li ko waral ñu ne maire bi dafa jël jardin public bi daal di koy jaay ab promoteur mu am yéen a jëmmal fa ay cantine maire ba ca boppam weddi lu ni mel xam leen ne jardin public bi dañ koy délocaliser dong amul benn jalgati audience ga ñu ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars. Sénégal Madagascar tàggat yaram ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars la ñu nar a laale ca stade Lat Dior bu Thiès ticket yi ci jëm ci stade bi dinañu ko yokk naka noonu spectateurs yi juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer dong la ñuy may ñu dugg ci biir stade bi ndax wàllu kaaraange mu di ay ndogal yu ñu jël ca CRD bi ñu doon amal démb ca Thiès jagleel ko tàggat yaram rawatina match googee aju ci qualification Coupe d'Afrique 2019 ponk yaa ngi noonu mbokk yi neskis ñu xuus ak yéen ci yàttal. asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi Idrissa Seck gannaaw bi mu delloo njukkal askanu Sénégal sàkku na itam ñu libéré kii di Khalifa Ababacar Sall moom Idrissa Seck kon tey ji la doon amal janoom bu njëkk ak taskatu xibaar yi gannaaw publication résultat définitif yu aju woon ci élection présidentielle yi ñu génn suñu ndaw la fa toogoon Mohamed Samb la woon Mohamed ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen nuyu den xëy Ibrahima. Idrissa Seck kon niñ ko waxee bokk na ci li mu sàkku ñu daal di libéré Khalifa Ababacar Sall. waaw comme ni nga ko waxee loolu moo nekk li nga xamante ni ba tey moom lay sàkku moom Idrissa Seck ak waa coalition Idy 2019 ci seen ndaje bi ñu doon amal tey ci permanence bu bokk gis-gis ndaje bi nag ñu ngi ko doon amal ci ñetti poñ bi ci gën a am solo mooy bi nga wax moo di ñuy sàkku rek ñu bàyyi kii di Khalifa Sall. ak itam jigéen ñooñu nga xamante ni ñooy waa Ndakaaru jigéen ñi nekkoon Ndakaaru doon def seen marche boobu ba nga xamante ni ci suñu sukkandikoo ci kàddu Idrissa Seck ba tey ñu ngi leen di jàpp ñenn ci ñoom ba tey ñu ngi ci caabi di leen féete ginnaaw muy sàkku rek moom Idrissa Seck ñu bàyyi yooyu li jigéen. boo xoolee dafa mel ni ki dañoo def benn stratégie mooy te ñun ñi fi ñu leen doon xaaree suñu wax ci wàllu dialogue bi nga xamante ni Macky Sall mu ngi koy sàkku. ak itam yu demee ni ki noonu mu mel ne dañoo xaw a def benn daal di njuuc ñi nga xamante ni ñoo leen doon xaaree foofu ñetti poñ yooyu nag ba tey bokk na si mooy fi mu tijjee kàddum di remercier ak di sant bu baax askanu Sénégal bi nga xamante ni moom Idrissa Seck jàpp na ni def nañ mobilisation bu am solo ngir dem ci élection yi mu leen doon sant di leen gërëm ñetteel bi wax na ci li nga xamante ni moo di lu muy duppee livre blanc bi nag nee na liñ ci jublu mooy. siwal ak xamal askan bi li nga xamante ni jàpp nañu ñoom ak Sall mu ngi koy def fi mu toll nii te moo di foqati nguur comme ñoom ni ñu koy duppee lii daal la nekkoon loo xamante ni tey jii moo sumboon seen ndaje bi ñu doon ko amal fii nii te léegi lañ koy doog a jeex. jërëjëf Mohamed Samb di suñu ndaw li ñu teewaloon ci conférence de presse bu coalition Idy 2019. fukki fan ak ñeent ci weeru mars maanaam ëllëg di bés bi ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp wàllu roño fii nag ci Sénégal ñu gis ne insuffisance rénale mu ngi wéy di lëmbee ndaxte jamono ji lu ëpp juróom-ñetti téeméer ci ay malade ñu ngi xaarandi ba léegi lu jëm ci seen wàllu prise en charge mu ñeel wàllu dialyse gi naka noonu nag direction bi nga xamante ne moom moo yor xeex wàllu jàngoro ji mu ngi dalal xel yi moom Amadou Doucouré di directeur ga teg ca sax ne lu jëm ci wàllu insuffisance rénale faj ga ca gën a wóor di wàllu implantation rénale mu teg ca sax ne dina am benn comité doo xamante ne ci wàllu maye organe lay nar a yëngu dinañu ko jëmmal fii ci biir réew mi Fatoumata Touré.
Pikine dina dalal cérémonie officielle jëm ci journée mondiale rognon te mu année bile nag mooy des reins sains partout et pour tous nekk occasion rek ngir daati ñaaxaat population bi ngir rek daat leen di gën a xamale lan mooy feebaru rognon. Sénégal comme ni nga xamee comme dëkk yi nga xam ne ñoo bokk organisation mondiale de la santé tey célébrer li ñuy wax la journée mondiale du rein bés bu am solo la parce que si bés boobu dinañu sensibiliser population bi pour ñu gën a xam lan mooy feebaru rein waaye aussi ñun suñu wàll dinañ wax yan jéego la ñu def si xeex feebar boobu waaye aussi lan li nga xam ne moo ñu war a pour ñu gën a yokk xeex bi thème bi ñu jël cette année nag dañu ne rognon bu wër pour ñëpp ak fépp. naam sax def nañu ay jéego jëm ci wàllum prise en charge aji feebar ji bu ñu sukkandikoo ci kàddu directeur de la lutte contre la maladie waaye nag des na lu bari li nga xam ni rek war nañ koo xeex. état bi ngi def ay jéego yu bari tey pour jël en charge maladie yi nga xam dañu nekk ci liste d'attente bi dafa en dehors du public pour am nañu tey 753 patients dafa signer ay convention avec les centres de dialyse privés am na ñoo xam ne sax imputation budgétaire da leen jël bu war na ne rek état bi mu ngi def lépp lu war pour jël leen en charge. tey nag li ñu naan transplantation rénale nekk li nga xam ni rek moo mën a daati faj ki nga xam ni rek moom la feebar rognon daati dal. Sénégal actuellement ñu ngi def dialyse ñu ngi bëgg a dugg ci phase du processus transplantation rénale te loolu am na ay jéego yoo xam ne def nañ ko loi bi adopté nañ assemblée nationale président de la république signé na décret bu comité national bi léegi li des mooy indi ay nit nommé leen pour ñu constituer comité national boobu. lu toll ci 800 nit yi nga xam ni rek dañoo am feebaru rognon ñoom nag ñoo nekk ci liste d'attente bi ngir rek daati def li ñu naan dialyse waaye nag ki nga xam ni rek moom la ñu dénk lépp luy jëm ci wàllum xeexu rognon moom nag daat ne ni dinañu daati amalaat yeneen centre dialyse fépp ci Sénégal. Fatimata Touré Ndakaaru rawatina biir réew mi seetlu gi benn la jaww ji poussière gu bëri maanaam la ñuy nemmeeku loolee tax nag ba agence nationale de l'aviation civile yore itam wàllu météo daal di binda bataaxal nag ngir ñaax askan bi ñu jël seeni matukaay fii ci Ndakaaru bu ñu seetloon nag njaayum masque bi mu ngi dox bu baax a baax askan bi di ci jënd li ko waral nag bëgg a moytandiku poussière bi nga xamante ne moom la ñuy noyyi ci jaww ji jamono ji Mouhamadou Lamine Ndiaye Pape Sangone Mbaye. pollution ngelaw bi ab Dakar jaaxal ñu bëri muy ndingant ci dem ak dikk citoyen yi ñenn ñi ut ay masque di ko takk Modou Touré jaaykatu kenkaayri ni jëndum masque bi door na depuis biñ seetloo poussière bu bëri bi. naa démb ak barki démb gaa yi ñëw di jënd ci xëy na poussière dëkk bi climat bi soppeeku tamit loolu laa xalaat moo ko waral comme dañu am façon bi ñuy jaayee 400 350 am nañ bi ñuy jaayee bii 100 francs bi la ñuy wax nag xaw ma ngeen koy waxee acheté xaw ma en une fois bii nag moo gën a dëgër moo ñu faral détaillé benn 500. booy dawal extérieur ak poussière bi gars yi dox yi dañ koy faral di jënd si. amoon nañ di ko jënd waaye tamit gis naa ne li poussière bi tàmbali fan yi tamit gën na koo gaawal daal waaw tàmm nañ di ko jënd ndax moo gën a yomb comme ni nga ko gisee nii ak femme bi nii li mu def nii c'est comme ça moo gën a yomb a utiliser moom it te seerul da ngay pare 2 jours 3 jours nga sànniwaat ko. Babacar Touré moom dawalkatu moto la ni tàmm na di sol masque ngir aar boppam. dama ñëwoon si quincaillerie bi pour jënd masque c'est-à-dire dëkk bi dafa poussière affaire yooyu noonu te ñun si la ñuy liggéey. waaw man dawalkatu moto laa damay génn affaire yooyu noonu moo tax may utiliser masque bi. non taamu naa di ko jënd waaw taamu naa di ko jënd franchement ndax booy génn contre vent bi da lay sonal quoi moo tax lu ëpp bëri dañ koy jënd. yomb na am na buy jar 500 am na yu jar 1000 francs am na yooyu mais man bu 100 francs bi rek laa jël utiliser ndax moo gën a yomb non mu si paree rek sànni ko quoi. ñi amee allergie te asthmatique teg si sonn nañ jamono ji solu masque doon lu yomb waaye sénégalais yu bëri tàmmuñu ko. surtout fii ci Dakar mi doon ñaareelu ville bi gën a pollué ci àdduna bi buñ sukkandikoo ci rapport organisation mondiale de la santé bu 2018. Mouhamadou Lamine Ndiaye xabaar yi soxal alam gi ba tey dañuy dem ba diwaanu Kolda ak li ko wër foofee nag li ñu nemmeeku moom mooy ay daay yu metti yoo xamante ne dañ koy gis mu di ay lakk-lakk ci àll bi yoo xamante ne ay gàllankoor yu tar lay indi ba tax na ñuy sàkku ay politique yoo xamante ne dina aar bu baax a baax alam gi rawatina àll bi ci diwaan yooyee Abdourahmane Diallo. zone sud-est bi moo bare fan yi ay daa
àll baa ngi lakk fu ne ci zone sud-est bi mu waral ñi yëngu ngir aar alam gi rotal si ay kaddu. gis ngeen fii safara bi ak ngelaw bi mooy dundal safara bi donc daay yi ci tàngaay bii ñu toll ak ngelaw bu am doole bii daay yi dafa bëri il faut ñu contenir ko mënuñu bàyyi àll bi di lakk déjà trafiquants yi ñu ngi ci biir àll bi di xotti déjà li ñuy def ci këriñ bëri na donc àll bi sonn na daal àll bi vraiment sonn na. yàqu-yàqu yi yooye daa di amal bëri nañu lool. Médina Yoro Fula dégg nañ 22 kër yu fa lakk te xam nga kër yooyu bu ñuy lakk dund bi nekk ci biir kër gi day lakk mbéy mi nga xam ni amoon nañ ci yaakaar ñoom day lakk léppay lakk. Sédhiou amoon na benn dëkk bi nga xam ni ñoom seen toolu darkase yëpp ñoo lakk te ba pare yóbbu na seen jur yóbbu na lu toll ni téeméeri rab yi nga xam ni foofu la nekkoon ak fii benn accident bi nga xam ni malheureusement am na ñaari nit yu ci ñàkk seen bakkan lu ñuy naqaru la te loolu biñ leen laajee ñu ne saxaaru daay bi moo tax ñoom gisante wuñu ba ñu mbëkkante accident bi am. ak xol bu naqari la yooyu écologiste di gis suñu alam gi di yàqu. bi nga xam ni bu yàggee ngay taal da ngay mujj rey suuf si. donc lu ñu war a aar lu ñu war a toppatoo àll bi daal vraiment ni muy tàkkee métti na war nañ ci taxaw parce que lii moom vraiment fi muy mujjee du baax. ñaax askan wi ak dooleel kuréel yi ñu taxawal ngir xeex daa yi doonoon na ay pexe ngir xeex jafe-jafe bi ni mel la. li ñu war a def mooy ñiy dëkk ci àll bi muy villageois yi ñoom la ñu war a jàppale pour ñu def ay comité de lutte contre les feux de brousse jàppale leen organiser leen jox leen doole pour que ñoom ñu mën a bu daay amee rek parce que daay buy tàmbali lu tuuti lay doon. bi ñu xoolee ni alam gi di yàqoo il faut que waaye nguur gi taxawal ay politique yu baax a baax ngir suñu alam googee mën a mucc. mu doon suñu naataango Abdoulaye Diallo ca diwaanu Kolda ci xibaar yi ba tey ji ndongo daara yi nekk ci école nationale des arts xëy wane seen bopp doxu ñaxtu la ñu amaloon bokk na ci li ñuy sàkku ñu fay leen seeni bourse ci loolu ñuy sàkku ci njiitu réew mi mu dugal ci loxoom ba seen jafe-jafe dal di saafarawu Aïssatou Gueye Ba. gannaaw ab grève ba ñu amaloon fan yële passé ndongo ENA yile amalaat nañu ab marche tey jiile ngir rek utum saafara ci seeni soxla. dañoo defar décret boo xam ne moo leen di tënk nu ñu leen di organiser nu ñuy doxee waaye dafa fekk ne décret boobu ñu yore école bi directeur bi ci kaw bopp bi ak administration bi dañoo jël décret boobu toog ci teg ci seen tànk jël seen ay texte bopp jël seen ay xalaatu bopp doxal école bi. école nationale des arts dañu doon jox ay subvention mémoire. ren ñu dagg ko ne école nationale des arts soxlawul loolu lañ ne président na réparé loolu école nationale des arts toog na ñetti weer xale yu jotuñu bourse alors que école nationale des arts état bi daf cee def xaalis lu bari ay millions yu bëree bëri. ministre de la culture nag def nañ ay jéego yu ne pour jot ci moom waaye nag sottiwul xam naa ne sax moo ñu bëggul dalal ndax yëg na dégg na bind nañ ko. ñi ngi xamal rek ne bu ko jaree sax dinañ wàcc ci mbedd mi ngir loolee am. danañ dem suba. woote assemblée générale lii ñu doon def tey di sitting di marche di def ay point de presse yoo xam ne yéen a ko doon couvrir dañ ne dafa doy dañuy wàcc mbedd mi def ni waa UGB di def dañuy wàcc mbedd mi def ni yeneen école yi di def nga xam ne dañuy wàcc jàkkaarloog samay papa alkaati yi defanteeg ñoom ba mu saf sàpp ñu delloowaat bu ko defee ñu woo leen ñu waxtaan ñu daal di régler problème bi donc loolu du ci mën a ñàkk bañu ñu sax ba woote fi grève de la faim. ñi ñaan rek état mu ut ay pexe ngir mustu ci fitna. Aïssatou Gueye Ba ci njàng mi la ñuy desandi ak coppite yi nga xamante ne indi nañ ko mu aju ci wàllu bac G ren ji nag kon dina am baccalauréat G ak baccalauréat STEC maanaam baccalauréat bi aju ci wàllu science technique ak gestion mu di coppite bu am solo ndaxte ndongo yi day am yeneen matières yu bees yoo xamante ne dinañ ko defaale lu ci mel ne marketing wala sax management loolee nag ndongo yi nekk ci lycée Maurice Delafosse ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax li leen si jaaxal rek mooy est-ce que boo amee bac STEC googee ndax di nga mën a yëngu ci wàllu liggéey comme ni ñu leen ko diggee Fatoumata Touré.
bac G am na coppite léegi nag bac STEC la ñuy wax sciences techniques économiques et de gestion coppite yooyu nag ministère enseignement professionnel moo ko amal nekk innovation bu nga xam ni rek promotion bu njëkk ca lycée technique Maurice Delafosse di ko rafetlu. ni ma ko gisee franchement pour le moment moom baax na ndax def nañ ko seconde première ak terminale. te en plus en fait changé nañ yokkal nañu ay matières mais diminué nañ kii woon nañu tamit aussi ay matières. depuis seconde ba tey ñu ngi def STEC bi. yokkal nañu management. série G bi daal defe naa ne STEC bi ko gën waaw parce que nee nañ sax suñu continuer ak STEC bi buñ demee am bac STEC muy gën a yomb dañuy gën a teel a am liggéey daal. waaye nag taxul benn yoon ñoom ñu bañ a am jiixi jaaxa ci seeni avenir maanaam laaj bi nga xam ni rek dafa samp ci ñoom mooy ndax rek bu ñu amee seen bac STEC dinañu daal ci am liggéey ci bu gaaw. li ñu wax ak li am xawma lu war a am de mais ñu ne maanaam soo amee bac STEC par exemple ndax lu ñuy jàng am na lu ñu daan jàng lu bëri amaluñu njëriñ. léegi nu ñuy kiiwee nu ñuy formé ci série STEC bi suñ ci continuer soo amee bac rek soo amee chance bac bu baax mën nga def stage nga liggéey. ci noonu nag élèves yi nga xam ni rek ñoom ñooy def terminale ñoom nag jàpp ni réforme yi lu baax la ndaxte dina doon li gën ci génération bi di ñëw. changement bi ñun laaluñu ci dara ñoom dañoo commencé seen ay matières yu bees yoo xam ne dañ leen koo yokkal comme am na yoo xam ne dañ leen koo dindil donc ñun ak ñoom jotewuñ dara ci benn côté mais quand même matière yi ñu leen yokkal vraiment dana leen jàppale dimbali leen ba suñu amee bac tamit dina leen gën a yombal seen jàng après. réforme bi quand même comme que jox nañ chance ñi nga xam ne jotuñu woon a am seen bac G daaw pour ñu continuer 2 ans yi nii ba mën a ñoom tamit ñu mën a dem bañ a seen jàng bañ a kii daal bañ a yàqu noonu dinañ mën a def seen bac ñoom tamit am nañ chance su def ko dem donc ça va vraiment. fii ak 2020 bac STEC dina rek remplacer définitivement bac G ay matières yu bees sax la ñu dugal ci programme bi lu ko mel ni management marketing ak yeneen. ba tey ci xibaar yi ci wàllu yoon Ibrahima Ndoye di chauffeur ci convoi bu PUR ci campagne électorale bi ñu joxoñoon ko baaraamu tuuma ne dafa fiir nag ab ndaw foofee ca Tambacounda tey jii la doon janoo ca tribunal bu Tambacounda wante ay mbiram dañ ko mujj dàqandi ba ñaar fukki fan ci weeru mars bi ñu dëgmal. ca diwaanu Mbour ab mbootaay bu ëmb ay ndaw ñoo daal di porter plainte seenub maire li ko waral ñu ne maire ba dafa jël jardin public bi daal di koy jox ab promoteur mu am yéene nag jëmmal fa ay cantine maire ba lu ni mel mu weddi ko ne jardin public bi dañ koy délocaliser amul benn jalgati boo xamante ne def na ko audience bi ñu ngi ko jàppandi ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars Abdourahmane Diallo. ay ndaw Mbuuruwaa yóbbu ci yoon maire commune bu Mbour. li tax ñu déposer plainte contre maire Mbour dañu am benn place publique boo xam ne dafa historique depuis 1926 bien avant même place publique bi mi ngi fi existé te maire bu ñëw da koy entretenir waaye suñu maire bi depuis mu ñëw muy Fallou Sylla premier mandat am toppatoo na ko respecté na ko mu bàyyi bayu mandat am di waaj a jeex mu jël ko def ay deal ci biir mairie moom ak groupe bu ndaw. moom mi joxoñ baaramu tuuma ci mbirum jardin public bi Fallou Sylla di indi ay leeral. ñun li nga xam ni dañu koy liggéey dañoo def loolu ñuy wax partenariat public privé ñu toog waxtaan ak benn promoteur parce que mairie bu amul xaalis pour defar lu mel noonu xaalis bi ci am ñoom waa ji dafay ñëw day financé fi mu financé nag mairie Mbour moo ko moom su financé ba pare day def part day jël part de portam li ci des waa Mbour ñoo koy fayeeku ñi nga xam ne jox nañ leen ko li ci gën a neex mooy cantine bu ñu fa jaay am nañ ci 600 000 te li ma wax ni dañu ko dugal conseil municipal ñuy waxtaan ñu ne lii fii marché bi nangu na ko yàgg na trop boo fa rombee guddi dañ lay agressé boo demee police dinañ la jox rapport yu mel noonu am na ci ñoo xam ni dañ fay def lu dul noonu guddi lampe boo fa def ñu toj ko ci la gars yi ñëw ne foofu il faut que ñu jëlee ko fa ñu ñëw dugal ko bureau municipal ñun ñëpp ñu d'accord kenn sax moo ci d'accordul woon. maire Mbour bi di yokk ni ndaw ñooñu ay adversaire politique am ñoo nekk seeni ginnaaw. jeunes yooyu ma lay wax dama ne ay politiciens yi ñoo taxaw seen ginnaaw moi je pèse bien mes mots. ginnaaw bu ñu dàqee ñaari yoon seen audience bi maire Mbour ak ndaw ñi dinañu janoog yoon le 26 mars bu ñu jëm nii.
ab tiis ci biir xibaar yi Dogo Thiam nekkoon borom këru waykat bi di Kiné Lam moo dëddu àdduna tey ji ci àllarba gi moom Dogo Thiam nag ab feebar bu yàgg moo ko tëraloon laata muy dëddu àdduna tey ji dinañ ci dellusiwaat ci yeneen xibaar. ñu wax ba tey lu soxal daanub avion Ethiopian Airlines di Boeing 737 Max 8 réew yu bëri yu ci mel ne Singapour Corée du Sud Australie wala France tere nañ roppalaan gu ni mel mu daw ci seeni jaww loolee nag Xavier Diatta doon nekkoon ab pilote nee na ay ndogal la yoo xamante ne kaaraange dong moom moo ko tax a jóg wante li muy sàkku moom mooy ñu xaarandi nag ba am résultat yi nga xamante ne mooy tukkee ci enquête Boeing boobee nga xam dajeek moom ak Thierno Laurent Mendy ñu teewlu. ay fan ginnaaw ba avion Boeing 737 Max 8 bu Ethiopian Airlines daal di daanu boobule roppalaan nag yenn ci ay dëkk wax ni dootu fa jaar ba jëmmi jamono Xavier Diatta di wax ni nag lu ni mel ay ndogal la rek yu ñu jëlagum. Actuellement Australie la ñu wax Corée du Sud Singapour ak la Chine ñoom ñoo ne avion yooyu dañ koy arrêté ñu xaar ba ñu xam enquête bi wan ne exactement lan moo xewoon mais. Angleterre am nañu ay avions yoo xam ne pas plus tard que ce matin il y a eu des vols qui ont été faits avec ces avions là donc le même modèle donc c'est vrai que modèle boobu yàgg na parce que c'est un modèle de 1967 mais taxul que avion boobu respecter toutes les normes parce que avion musul màgget. moom mi ñu waxtaanal di wax ni sax dina baax ñu xaarandi li nga xamante ni moom mooy tukkee ci l'enquête bi. problème am na il faut ñu xaar ñuy naan les experts là ñoo xamante ne ñoom ñoo war a enquête ñoom war a saytu ñu xam lu tax ji yu am lu tax accident boobu am bu booba ñëpp nañu xam exactement lan moo xewoon lu tax avion bi daanu. mu mel ni nag moom mi le sax di wax ni ay mesures yu ñuy jël ci yàkkamti war nañ koo moytu. xam nga ñuy bëgg a wax mënuñu leen tere wax mais aviation dafa am ay règles yoo xamante ne dañ ko tënk gisuma kenn ci àdduna bi koo xamante ni mën nga def lu la neex ci jaww ji. te dara la si fekk amul. daanu roppalaanu Ethiopian Airlines bile jóge woon Addis Abeba di jëm ca Nairobi téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan ñoom sax di ay xeet yu wuute ñu fàttali ni nag bile roppalaan ci atum 2018 la ñu ko daal di jébbal bile compagnie. xibaaru tàggat yaram ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars la Sénégal di laale nag ak Madagascar match boobee ñu war ko amal ca stade Lat Dior bu Thiès naka noonu nag ab CRD spécial ñu daal di koy organiser fédération sénégalaise de football teg ci autorité administrative yi ñëpp demoon ca benn dëkk ñaari gaar ngir nag càmbar lu jëm ci wàllu organisation googee ñu ñuy xamal ne sax jamono ji daanaka lépp yemb na Cheikh Anta Diop. daanaka ñaari waxtu ñu tëju doon amal benn CRD gouverneur bu Thiès maire bu Thiès Talla Sylla ak waa fédération sénégalaise bu football ak ay techniciens fii ci gouvernance bu Thiès biñ ci noppee jubulee Stade Lat Dior ngir nemmeeku liggéey bi nga xamante ni daanaka ñi ngi ci njeexital li ouvrier yi ku ci nekk nag yaa ngi koccal ngir lépp mën a yem directeur cabinet ministère des sports wax ne xel dal na ndaxte daanaka lépp yemb na. moo tax lii ñu ñëw Thiès bu hasard. dafa nekk politique boo xam ne bii autorité yi dañ ko bëgg a def ak gouverneur tey ci suba ci CRD bi lépp loo xam ne lii jëm na ci match boobu passé nañ ko en revue ñu am yaakaar ne incha allah match bi dinañ ko def fii le 24 dans de bonnes conditions mu nekk digluwaayu Sénégal. Augustin Senghor bi nga xamante ne moom mooy président fédération sénégalaise bu football na nag jamono yi li ñu gis ci stade bi daanaka mi ngi ci ay conditions yu normal ngir ñu mën fee amal match bi. lépp li nga xam ne mooy kuréel buy yëngatu ci wàllu sport ak wàllu administratif sécurité kaaraange ci Thiès parce que wane na ne Thiès taxaw na tey pour maanaam relais défi bi tey bi ñu duggee nag ci CRD bi xool nañu li ñu tudd aussi aspect yëpp yi nga xam ne moo jëm ci wàllu li nga xam ne moo gën a am solo maanaam li ñu tabax ak li nga xam ne mooy stade bi ndax defar bi ñu ko defar méngoo na ak li nga xam ne mooy chartu CAF te ci liñ ci jàngat xayma ko gis nañ ne def nañ say jéego yu bare nga xam ne li ñu war a def léegi lu néew la
daanaka ay fan nag moom moo des ci Sénégal Madagascar fas yéene daje fii ci diwaanu Thiès mi ngi tàmbali xumb supporters yi ku ci nekk yaa ngi waajal ngir mën a dikk fii ci stade Lat Dior supporter si équipe nationale bu football. Cheikh Anta Diop bokk na ci ndogal yi ñu jël maanaam ticket d'entrée bi dañ koy yokk naka noonu itam juróom-ñetti junni ak juróomi téeméeri doomu aadama rek la ñuy may ñu dugg ci stade bi ndax wàllu kaaraange lu ni mel président fédération sénégalaise de football moo ko xamle ñu teewlu ay kàddoom. xanaa insister ci benn jafe-jafe bi ñu am mooy tolluwaayu stade bi dañoo baaxoo di organiser stade boo xam ne 60 000 places lay def ñu jógee foofu war a indi match bi fii. mu nekk stade boo xam ne ci lim ñi ko mën fekkee du dépassé 8500 donc loolu jafe-jafe bu rëy la moo tax li ñu xalaat a def mooy ubbi fële ca promenade des Thiessois benn fan zone boo xam ne dañ fay def écran géant ba nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne du ñu mën a egsi fii si stade bi ñu mën a dem foofu partager moment yi yoo xam ne yu am solo la pour Thiès dunda match bi foofu ak suñu partenaires yi ak yeneen doom yi xëj na sax dina am ñoo xam ne dinañu bàyyeekoo Dakar wala feneen wala yeneen région du ñu mun dugg si stade bi ñu mun dunda match bi foofu parce que defe naa loolu la ñuy ñaan nit yi ñu comprendre que stade bi mënul jël lu weesu loolu parce que bëgguñu jël benn décision boo xam ne lëg dina bakkenu nit yi wala seen santé mën na ci menacé surtout que bu amee loolu mooy xëj na stade bi dañ koy tëj ba abadan donc defe naa loolu ñaanuñ ko yàlla donc defe naa mu ci ñu si oo ñëpp ñaare mbil bi muy entraîné tamit mooy ci wàllu payoor bi pour duggee stade bi xalaat naa ne dinañu fay lu ëpp loolu parce que boo bëggee stade bu amul capacité bu bare dalal fay nit xëj na mun nga limiter porte yeeg yooyu mais li ci gën solo am solo mooy nga yéegee prix yi pour nga xam ne ñii ñëw vraiment lim bu takkuwul. mu ngoog mu nekkoon xabaaru marax yi ci seen télévision Futur Média ma leen di fàttali ne ci kanam di ngeen mën a seetaan seen émission Faram Facce tey ji Pape Ngagne Ndiaye di dalal Mamadou Ngom Nia bu coalition Benno Bokk Yaakaar ak Babacar Diop bu FDS Force démocratique sénégalaise wante laata loolu Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew gunge leen ci xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.